parce que mu ngi def quelques réglages techniques. ci fukki coalition wala entité indépendante yu waroon a déposer tey ji ñaar rek ñoo fësal seen turu coalition wala entité te moo ne day lii dañ ko war a def laata ñuy déposer seeni dossier. bu ñu ñëwoon te defuñ li ñu war a def la veille moom juridiquement mënuñ déposer. loi bi dafa ne pour coalition parti yi ak entité indépendante yi bala ñuy déposer seen dossier dañ leen war a xam. fii ak kon notification amul dépôt du mun a am ñu am kon ba samedi ngir mën a fasal seen turu coalition wala entité. mais taxul ñu gën ci course bi mun nañ notifier ba samedi à minuit su nekkee ne dimanche la ñuy déposer. fii ak samedi ci 0 heure ku ko deful doo mën a déposer say dossier te kon it doo mën a bokk ci législative yi. am nañu ba samedi waaye Léopold li feeñ fii ndax du jikko sénégalais bi nga xamante ne lépp dernier moment lañ koy. li nekk ci sénégalais bu nekk moo nekk ci ñoom ñooñu. parce que léeg-léeg da ngay soo fekkee genre nit ñi di ñëw pour déposer au tout dernier moment da nga leen di gis ci bunt bi. ñuy dóorante sax. ñoom politique yi ñuy dóorante ne kii mooy dugg wala kii mooy dugg. kii moo dul dugg parce que dañuy xaar ba au dernier moment. ñuy ñëw di buuxante. man dama jàpp ne que nit ki soo nekkee ci sa cëslaay nga jàpp ne lii da nga koo fonk te da nga koo bëgg a def te askan bee tax nga jóg mais loo ciy def kañ mooy da nga ciy farlu. ngay teel ak yeew teel a dem nga def sa dépôt très naturellement nga génn dem sa yoon. waaye suñu toogee xaar nag ba au tout dernier moment da nga leen di gis ci bunt bi ñuy forcer porte bi. laa la wax nii parce que j'ai plusieurs fois couvrir naa ay situation yu mel nii mais la première fois j'étais estomaqué maa ngi ne mais lii comment ça peut se passer pour des gens yoo xam ne dañoo bëgg a jiite réew mi bëgg a bokk assemblée nationale donc am na noo xam ne ñoom war nañ ko xoolaat seen i bopp di nga gis ne que demain comme may nañ leen parce que c'est normal loi bi moo ko permettre di nga gis ne que demain du ñàkk ne dina am buuxante dana am ay dóorante si biir parce que loolu moom yàgg nañ ko cee teg bët ñun ñi nga xam ne ñoo doon dem di couvrir di gis loole yenn saa yi sax dañ ci doon véritablement daf ñu doon naqadi ñu naan ay homme politique waruñu mun a comporter wu de la sorte. espérons kay Mansour ne du am ñu dem bu minuit passé. waaw de toute façon Khady kenn ku nekk xam nga li la wax ñu ngi dëgmal ci élection yi pour l'instant moom jàngal ko na xaw a jafe man maa ngi bàyyi ba ci kanam tuuti pour ma gën a approfondir seen ay situation parce que amagul coow xumbagul. dëgg la mu ngoog Mansour ñu wax nag ci conseil constitutionnel mi nga xamante ne dafa dàkk sàkkuteef ñeel ab requête la en annulation ngir ñu fomm li sàkkuteef fukki député la ak juróom ñaar ñi doon ñaawlu amendement bi nga xamante ne dafay wàññi li mu député yi ñuy fal ci liste proportionnelle bi jëlee ko ci juróom benn fukki député yóbbu ko ci juróom fukki député ak ñett muy dogal boo xamante ne nag ni ki démb la daal di wadd juridiction bi moom li mu jàpp ni modification bu ñu voté ca assemblée nationale safaanoowul ak ndeyu charte réew bi signataire itam ñoom itam la ñu xamle moo di texte boobule dafa safaanoo bu baax a baax ak suñu démocratie te daf koy delloo ginnaaw ñoonu ci ak noonu ko bakayu ko conseil constitutionnel dàq na recours bi nga xam ne fukk ak juróom-ñaari député ñoo ko dugaloon ngir attaquer amendement bi wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi ginnaaw bi ñu ko voté fukki fan ak juróom ci weeru avril bi weesu ci assemblée nationale loi bi liñ ci tënk mooy wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi jëlee ko juróom benn fukk indi ko ci juróom fukk ak ñett ñi xaatim recours bi ne loi boobee dëppoo amu ci te dafa salfaañe protocole additionnel bu CEDEAO bi nga xam ne day tere ñu indi ay coppite ci doxalin bi ci juróom benn weer yi mujj laata ñu yegg ci élection yi ginnaaw bi ñu jàppee ne liste nationale bi garantie la ci ñenn ñi mën a yegg ci pencum ndaw réew ma ñu mën a am gis-gis yu wuute wàññi lim bi salfaañe démocratie la noonee la fukk ak juróom-ñaari député yi layelee woon seenub recours waaye conseil constitutionnel jàpp ne article L150 alinéa 1er bu loi bi soppi code électoral bi ñàkkul a dëppoo ak constitution bi juróom-ñaari attekat yi nekk ca conseil constitutionnel ne fi député yi sukkandiku ngir bëgg a niilal amendement bi tax ñuy wàññi limu député yi ñuy fal ci liste nationale bi sukkandikul benn yoon ci cëslaa yi nekk ci article 82 ak 83 tax ba ñu ne recours bi mënut a jàll. ñi xaatim boobule sàkkuteef ñoom la ñu xamle moo di dara bettu leen ci dogal bi lee tukkee ci conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu tukkee ci Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñoom li ñu def mooy topp li leen nguur gi sant loolee tax ñoom itam daañu jël beneen recours yóbbu ko ca CEDEAO ñu déglu ko àdduna ci micro non ko bagayu ko. ak pouvoir bi ak société civile bi nga xam ne président Abdoulaye Wade nekkoon na fi ñoom ñëpp dañoo déggoo woon ni député liste proportionnelle bi 60 lay doon
bu ñu demee ba war koo wàññi nag dañ ko war a wàññiwaat ci déggoo waaye waruñu koo wàññi ci amendement ci loo xamante ni bëgg-bëggu Macky Sall la ndax li nga xam mooy contrainte bi Macky Sall moo wax conseil constitutionnel ni leen léegi def leen ko procédure d'urgence ndax moom rek moo am sañ-sañ boobu noonu bu fekkente ni defuñu ko 1 mois la waroon diire te 1 mois bi fa ko diire woon élection yi dañ koy toxal ñun bëgguñu si woon loolu ñu man mooy demaat ko CEDEAO te comme dañuy jëm si élection déjà ñu ngi déposé parrainage yi ànduñu si ñu ngi déposé le si dimanche lay yem ñu li si maanaam mooy ñu fexe ñun fal ay député yoo xamante ni am na loo yu bari yu mel ni yu bon yoo xamante ni boo liggéey duñ ko jàlle ñu des ak conseil bi ba tey ndax génne na ab décret ñeel ni ñuy séddalee siège yu député yi ci législature bi ñu jëm muy fukk ak ñeenteel bi diwaanu Dakar ñoom ñooy ëppale ba tey fukki député ak juróom-ñett moom la ñuy am mu topp ci diwaanu Thiès ñoom fukk la ñuy am diwaanu Kédougou ñoom dañoo wàññi seen bos ñett la ñuy am ci liste nationale majoritaire bi diaspora bi itam di fukkeelu région ak juróom ñoom ba tey fukki siège ak juróom la ñuy am dañ koy séddale kon ci département yi nga xamante ne moom moo nekk ci yeneen réew yi ñu ond ci ak Younousa Baldé ngir fukk ak ñeenteelu législature bi di ñëw téeméer ak fukk ak ñaari député la ñu nar a fal ci liste majoritaire bi ci mboolem département yi fii ci Sénégal ak it département yu diaspora bi ci noone juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar yi dinañu nekk ci au niveau national fukk ak juróom yi nekk ci diaspora bi mu di répartition boo xam ne dafa jël en charge coppite yu bees yi ñu def ci code électoral bi ak juróom-ñaari siège yi ñu yokk ginnaaw création département bu bees bu Kër Massar ak it yeneen considération ci rapport de présentation soxol décret ñeel répartition bi ci assemblée nationale ñu gis ni rek région bu ndakaaru moo ëppale député ak fukk ak juróom-ñetti député département bu ndakaaru am juróom-ñaari député Pikine am juróomi député Guédiawaye Kër Massar ak Rufisque kenn ku nekk am ñaari député ginnaaw ndakaaru région bu Thiès moo ci topp am fukk député yeneen région yi yépp am nañu juróomu jàpp juróom benn député ci liste majoritaire bi sauf région bu Kédougou ñetti député la am ci liste majoritaire bi ak au niveau national ñu tas leen diggante Kédougou Salémata ak Saraya ci lu soxol scrutin majoritaire bi ci département étranger yi Afrique dina am juróom-ñaari député Europe juróom benn député Amérique ak Océanie benn député Asie Moyen-Orient tamit am benn député juróom fukk ak ñetti député lañu nar a fal ci liste proportionnelle bi. mu ngoog leer na Léopold requête en annulation bu 17 députés yi bañal nañu leen ko ñoom nag nee nañu dictat wu gouvernement bi moom la ñu topp. waaw ça peut être le dictat de la majorité mais comme ni ñu ko waxee rek mooy la plupart du temps dañuy sukkandiku ci li nga xam ne moo di taille population bi. soo gisee ñu ne Dakar peut-être 18 la xaw ma je ne sais pas donc suñu waxee Thiès tamit 10 la Kédougou ñu ne 3 xam nga Kédougou tamit nombre de population bi dafa xaw a réduit donc ça pose problème donc defe naa ne lii ñu àtte nii ñële mën nañ koo contester mais je crois que comme nous ne sommes pas des praticiens du droit surtout du droit électoral yaakaar naa ne peut-être que de part et d'autre ku ci nekk am nga ci benn part de vérité. mu ngoog Léopold ñu wax nag ci ñàkkum kaarange gi ñu nemmeeku ci VDN 3 bi am ñoo xamante ne dañoo jël dogal ni dañuy jóg fexe ba xeex ko mu jóge fi bokk na ci ay ndaw yu yeewoo fële ca commune bu Wakhinane Nimzatt di ay xarit ay mbokk ak itam ay waajur ci Oumar Laye Diop mi ñu faat bakkanam ca VDN 3 bi ñoom ñi leen nag ëllëg samedi daañu amal ab rassemblement fële ca diwaanu Guédiawaye lu ñu bëgg mooy yoon def liggéeyam ba ñu xam ñan ñoo def li ni mel waaye itam autorité yi jël ay mesures yu dëgër bu ko defee li ni mel ñu daal di ko fay jëlee daañu amal itam ab rassemblement ci neextalu ayu bés bi ñu nekk ci département bi ñu ond ci ak Alioune Badara Ndiaye di kenn ci ñoom àdduna ci micro Younousa Baldé. salaamaaleykum maa ngi tudd Alioune Badara Ndiaye di xarit ci Omar ñu lay àndal ñun ñëpp ay xarit